bëggoon a teg beneen bi ci des nag xam naa moom duma ci yàgg dama ciy jaar rek mooy am na benn artiste boo xam ni ñu koy wax Wally Seck xam ngeen ni fan yi def na benn sortie pour wax ni dañu ko singli dañu ko nangam donc dana jël benn pool d'avocat ba topp ay nit ak peut-être sax yenn sites yi yenn benn certaine presse. léegi nag ñun kenn ci ñun pour le moment jotagun na muy Makhtar Sarr donc citation directe bi mi ngi nii jot na ko tey jii. alors citation directe bi dañ cee wax ni moom dañ koy tuumaal complicité de diffamation mooy nit ku sosal nit sos yi ñu wax ko ñaar, benn bi mooy dafa wax ni kooku góor jigéen la te loolu moom fooguma loolu amul. beneen bi ci des mooy dafa wax ni dafay dooleel dafay jàppale góor jigéen ñi li ñuy wax promotion dafay jàppale dafay fésal dafay jàppale góor jigéen ñi la promotion. alors loolu man li ma ciy wax mooy d'abord Wally Seck benn yoon, Wally Seck ñaari yoon, Wally Seck ñetti yoon. man jàppuma ni benn sénégalais yéene na lu bon benn sénégalais yaakaaruma ko. nit nag dana juum, nit dana def lu ne, mën naa juum, mën naa ndax yàlla ko bind ci lu mel noonu. waaye d'abord les questions pertinentes yi nga xam ne moom la ñu waroon a poser mooy Sénégal ñaata artistes ñoo fi nekk. xaw ma ko de wax dëgg yàlla, mais yaakaar naa ni ku leen doon lim mat nañ 100 wala ñu ëpp ko. mais léegi lan moo waral moom dong lañ ci tudd di tudd mbirum góor jigéen? question boobu bëgg naa nit ñi xalaat ci te tontu ci. muy benn. ñaareel bi yow Wally Seck sa baay Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko, kenn mësu koo tudd mbirum góor jigéen, wala boog fàttaliku moo ko man. Laye Bamba Mbuub ma nga xam ni moo ko teete ci wàllu woy, kenn mësu koo tudd ko ci tudd ci ab lu sew wala lu ñaaw, man de mosuma koo dégg. réew mii ñi fi jaar ñépp ci ay woykat, ñii def musique traditionnelle, ñii def musique moderne, ñii def nu ñu tuddati sax mbalax, ñii def musique yu yeneen yi ci des, moo xam salsa la, moo xam hip hop la, moo xam yi ci des. man daal moom dong lañ ci seppi muy ni muy benn sëb ci mboolem artistes yi nekk Sénégal dong yow lañ ciy tudd mbirum góor jigéen. lan moo ko waral? bu dee notoriété, bu dee am succès, Youssou Ndour musuma dégg ku ko gam-gamle ak mbirum góor jigéen. te pourtant àdduna foo tourné nit ñi xam nañ ko ci li muy def. Ismaïla Lo jaloore ju nekk def na ko ci musique, dama ni kenn mësu koo tudd promotion mbirum góor jigéen. dama ni ba ci ñeneen ñi nga xam ni sax am nañu disque d'or dégguma kenn kuñ ci tudd mbirum góor jigéen. lan moo tax yow rek la ñuy tudd ci mbirum góor jigéen? c'est la question que les gens devraient se poser. yemul ci loolu, dama ni jaloore bu dee excellence ci li ngay def nga man ko, bari na fi ñoo xam ni ci domaine boobu ci wàllu culture maanaam fu ne àgg nañ fa. respect bu ne nit ñi jox nañ leen ko ci àdduna ci fànn googu ñu def ñi xam loolu, waaye kenn mës leen a tudd ci lu doyadi wala lu ñaaw. pourquoi yow rek la ñuy tudd? yow Wally Seck pourquoi yow rek la ñuy tudd? yow yaa fi gàddu saagub jigéen, yaa fi sol ab dësu xawma la, yaa fi sol yérey góor jigéen ñu wax nga naan dañ ma ko jox xawma ko nangam. te li gën a grave ci mois de juin ak juillet ci nga koy def. mois de juin ñëpp xam nañu mooy le mois des fiertés, mooy weer wi góor jigéen ñi tànnal seen bopp ngir ni ci lañ war a siggi, ndax siggi nañ. un certain 17 mai lañ leen retiré woon ci feebar yi, juin moo ci topp fi ne ñu tànn weer woowu di ci màggal seen i màggal.
ñoom góor jigéen yi di ko def sax ba ci début de juillet seul njaaxum yi ngay def yépp yaa ngi koy def ci tànn ci waxtu yi. alors ba noppi nga ni da nga ko def te kenn du ko wax loolu mu tege fan. lii t-shirt bii yaa ko sol ci sa concert bi nga ko solee ba noppi góor jigéen yu Sénégal ñoo la njëkk a ndokkeel ngi le Sénégal célèbre le Pride 2019 à sa manière lors de la victoire à la CAN 2019 contre l'Ouganda. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre. lii góor jigéen yu Sénégal ñoo ko bind ci seen Twitter te pourtant weddi woo ko ñoom ñoo ni yow yaa leen njëkk a amalal gay pride muy fête gi góor jigéen ñi di am. góor jigéen yu Sénégal ñoo ko def mi ngi nii le 5 juillet lañ ko def 2019. alors góor jigéen yi nekk stop homophobia officiel gis nga ñoom dañu wax ni félicitations à toute la communauté LGBT+ sénégalaise et à l'artiste Wally Seck pour son engagement et son courage en dépit des injures et menaces qu'il continue de recevoir pour avoir arboré un t-shirt arc-en-ciel en soutien. Nous sommes à vos côtés, vous pourrez toujours compter sur nous. gis nga li góor jigéen yu Europe ñoom ñoo ko def di ndokkeel Wally Seck ci jàppale gu mu leen di jàppale. kon yow buñ doon dañ lay jiiñ ak ndëmbit fekkuñu la sax ngay seeñu yeeni gone yeeli mag mu màggat ngay nekk di signé seeñu ko seeñu yeeli ndeyam seeñu yeeli bàyyam kon loolu ku ko def buñ la jiinatee ak dëmm yaa ko teg sa bopp. man nag Ababacar Mboup maa ngi xaar sama citation directe dama ne yow Wally Seck yaa ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal te du tey nga ko tàmbali yàgg nga ko def. man nag duma xaar sama citation directe man wax ma rek fi ma koy jëlsee man naa koy jël si sama bopp man. te it maa ngi woo Sénégalais yi yépp it ñu def même déclaration bi mu porté ñu plainte ñun ñëpp. yow moomoo nit ñi. ensuite bu mu waxee am ñenn nag ñoo xam ni dañuy bëgg a divertir nit ñi quoi lii parenthèse rek la dama ciy jaar damay jàll parce que moom taxu ñoo jóg ñun suñu débat suñu combat dafa transcender ay personnes. mais moom man li ma yéene sama bopp laa ko yéenee bëgg lu ma ko fi mu nekk nii coono ci bàmmeel bëgg lu ma ko merum yàlla jamais alali àdduna jaru ko. boo waxee ñu naan ay am succès boo amee succès ñun lu suñu yoon ñun ñoo ngi dund dundaluñu kon moom ma ngay dund ñun ñoo ngi dund suñu dundu bopp. kon kay li ñu ko mën a yéene ñun jàmm kese la te jàmm xam nañ ni bokk na ci li ko koy may mooy ak dundam éternel ndax nit kenn ku mën a doon boo demee ba sa bàyyi nekkatu fi rek war ngaa xam ne yow fi mu ne yaa ci war a sës. ñoo ngi koy ñaanal mu gudd fan lool nag waaye na def très attention moom moo war a revoir sa copie. moom moo war a revoir sa copie. alors bu fekkente ni kon moom yii yëpp def na ko ba noppi nag ni kenn du ko tudd na Sénégalais yi wax loolu moom mi ngi def promotion góor jigéen ñun nag foofu lañ yem mi ngi jàppale góor jigéen yi bu baax sax ci ay actes yu muy posé yoo xam ni lii ma leen ci wan bokk na ci te lii may wax ni góor jigéen yi association góor jigéen yi ñoo ko wax ñoo wax ni Wally Seck mi ngi leen di jàppale. alors am na ñoo xam ne nag ay soutien lañu dañuy wax ni doomu jaamur la reykatu nit bi sax nit a ko jur sàcc yi nit a leen jur ay nit ñoo xam ne dañ leen a yaakaaroon ba dénk leen am réew ñu war réew ma jaay leen dem jaay leen France mais ñooñu nit leen jur am nañ ay mbokk kooku du argument. beneen bi ci des dafay def lu baax mais def lu baax wala ñu laa laaj nit ki looy def lu baax sa alal fu mu jógee d'abord ba pare. def lu baax loolu Pablo Escobar ndax daawul def lu baax tabax cité jël ay nit dëkkal leen ca di leen dundal loolu ndax lu baax la am de pourtant te ci drogue la doon liggéey ak xaalisu drogue ak di rey nit est-ce que kon foofu rek doy na comme argument wala boog am nañ mbokk mi fii mbaam yi sax am nañu mbokk ndax ndey mbaam bàyyi mbaam la ginaar yi am nañu mbokk xar yi ami mbokk
kon fii koo fi mën a jël ci réew mi am na mbokk. kon mbir mi du lool, mbir mi mooy yii muy def na ko ba moom moomul réew mi gone la, il a tout l'avenir devant lui. na góorgóorlu ci li muy def ci focus te gëm boppam, jéem a roy ci baayam, taxaw ngir fépp fu nit ñi yegg war na fa mën a yegg ci secteur boobu mu nekk, mais pas de manière subtile di dugal yëf yi nga xam ne sénégalais yi bëgguñu ko tey bëgguñu ko la. loolu ça ne passera pas. loolu na leer nañ. man nag wax naa leen sama citation directe, man soxlul nga ma ko indil ci huissier yow fu ngeen wax leen ma jour bi ngeen ko kii, man maa ngi ñëw décider ko sama bopp man. te maa ngi xaar sama boss aussi vraiment sama citation directe, parce que Wally Seck moom mi ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal. ma répété waat ko, Wally Seck mi ngi def promotion ngóor jigéen ci Sénégal. alors c'est ça. yow tu n'es pas le seul artiste au Sénégal. Il y a des artistes beaucoup plus calés que toi. accédé nañ fi mu nekk nii ci ay sommité kenn mësu leen a tudd ci mbiru góor jigéen, parce que defuñu ko, waxuñu ko, te nit ñi aussi duñ tooñ. ñun lu ñuy man di wax suñu tarayu bàmmeel lañ ciy jiral. ñun waxuñu pour suñu poche, waxuñu pour suñu biir. kuy wax nga sa poche ak sa biir waxuma ko. nit ñi yegg nag ci naan yeneen di dugg ci yeneen détails, ñooñu moom vraiment ñun du amuñu lu ñuy wax ak ñoom. ndax ànd sàmm jikko yi bi mu jógee ba léegi gouvernement bi dafa jóg ak ñetti stratégie en D, muy divertir, diviser et discréditer. léegi nag dañ ci bëgg a yóbbu en fait beneen D, muy quatrième D bi mooy diaboliser. ñaan way ku jikkoo dama juri sa doom ñu jikkoo nangam ak nangam ak nangam. parce que ces gens là dafa mel ni dañuy fàtte ni bis penc ba dana ñëw. yonent yi li taxoon ñu yónni woon leen loolu la, mooy defar ay jikko. ñun sàmm lañu wax, dañ fi fekk un existant boo xam ne dañ ko war a sàmm. te nit ñi ku ciy waxit na nga bàyyi xel sa borom, na nga bàyyi xel bis bi ngay njëkk a tëdd laloo sa ndeyjoor bi nga tëdd ci bàmmeel kenn du la ci fekk. c'est très important. ku mu neex nag lu la neex wax, ñun détails yooyu géré wuñ ko, mais man daal en tout cas personnellement maa ngi xaar sama citation directe mu war a jóge ci Wally Seck. maa ngi koy xaar vraiment, te yàkkamti naa ko trop aussi. alors loolu nag moo muy mën a permettre ma daaneel sama kàddu pour wax ni mbokki Sénégal loi bi ñu doon liggéey yàlla def na noppi nañ ci. puisque nag bi ñu tàmbalee yëkkati liggéey bi ànd sàmm jikko yi, parce que ñu li ñuy xeex dafa transcender ay nit, dafa dépassé yi. léegi askan wi lañ ko seqal, bind nañ ko sur le plan technique ba mu pare. léegi li ci des lan la? li ci des mooy nag consulter waat ak concerté wu ak askanu Sénégal. ndax loi boo xam ni boo demoon tey ci tribunal ñun la nul n'est censé ignorer la loi. te lan lay wax amaana keroog nga koy soog a dégg, wala na mu demee dëgg-dëgg keroog nga koy soog a dégg, kooku ignorer woon nga ko yow. lii tax nul n'est censé ignorer la loi mooy ba ñu koy tëgg ca nga ko waroon a xam, ndax ci sa kaw lañ koy appliquer, kon da nga ko waroon a xam. woo woon a doon loo xam ne dañ koy umple. moo waral ànd sàmm jikko yi bi ñu noppee dañ ci defaat aussi une concertation nationale, waxtaan ci ak membres yi ànd sàmm jikko yi ak sunu alliés yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon, muy société civile bi, kilifa yi, surtout kilifa diine yi ak mbootaay yi nga xam ni yépp danañ ci waxtaan ak ñoom. su ko defee ba kenn ku ci ne joxe sa xalaat, ñu soog nag en une journée de validation valider ko, soog ko déposer nag à l'Assemblée nationale. loolu moom mooy li ñuy def. incha allah bu ñu ko defee nag bu boobaa danañ daal di xam ndax assemblée bi assemblée nationale la wala assemblée partisane la, assemblée de parti. bu boobaa danañ ci mën a xam dara, wala bu baax ñuy xam ni une assemblée aux ordres d'une oligarchie la, benn mbootaay boo xam ni seeni intérêt ak seeni intérêt ñañ lëkkalool moo leen ñor, ci waawi ñooñu lañ nekk wala askan wi lañ fi nekkal. bu boobaa itam danañ ko xam. kon foofu lañ ci toll, nañu xam ni li ñuy liggéey confiance
ak crédit bi nga xam ne sénégalais yi accordé nañu ko rawatina kilifa diine yi ak suñu kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ci yeneen wet yi loolu mayuñu ñuy def dara di ko làmbatu mayuñu aussi ñuy def dara di ko gaawtu ba tax na fi nga xam ne toll nañ fa te toll fa mooy ñoo ngi ci liggéey bi incha allahu rabbi danañ ko wéyale suñ ci noppee ba déposé ko it danañ jàkkaarloo ak askanu Sénégal waxtaan ak ñoom ci loolu xamal leen ko leeral leen li nga xam ne moo ci am bu boobaa nag ñun ñëpp ñu maase en tant que peuple xool ak taxaw ba loolu ñu amal ko wala ñu xamal ñu ne yéen sénégalais yi seen baat kontetul moomu leen réew mi waaye Nations Unies mooy ñi fi ëpp doole les lois yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew ay lois supranationales la moo tiim aussi seen volonté ak seen mébét bu boobaa askanu Sénégal constaté ko boppam xam ni kon dañoo dellu ci xeetu njaam goo xam ni bokkut ak ku ñuy yeew ci ay loxo ak i tànk waaye ñun li ñu yeew mooy suñu xel ak suñuy xalaat ba noppi kaste suñu xol waliyaazu billah foofu la mbir yi toll ñuy sàkku ñëpp nag ci kenn ku ci nekk ñu dolli ci ay ñaan ndax ñun ñaan la ñoom ñaan la ñu yaakaar ndax yàlla rek lañu yaakaar di sàkku yi tamit nit ñi ñu redoubler de vigilance te taxaw ànd sàmm jikko yi ñëpp la kenn ku ci nekk tàmbalee ci kër yi ak ci koñ yi ci dëkk yi ci gox yi ci gox-goxaat yi ci àll bi fenn fu ci nekk ne nit ñi taxaw dina redoubler de vigilance fexe ba seen yëfi caaxaan yi duñ ko fi duutal te ñoom duñu dellu ginnaaw récemment rek le 30 bi su ma jumul gis nga li xewoon Tiwaawan ak Tiwaawan li muy symboliser ci réew mi li muy symboliser ci Sénégal gi li muy symboliser ci diine ñu dem fa di fa bëgg a duutal seen yëfi caaxaan yi ay violence basée sur le genre en milieu scolaire bu ñu yëkkatee concept violence basée sur le genre ak les violences basées sur le genre en milieu scolaire ak nag les violences faites aux femmes ba noppi yëkkati benn partant benn violence basée sur le genre xam nga ni kon du ñaar yëf yu bokk kon loolu na ko nit ñëpp xam te ñu bàyyi ko xel xam ni mbirum góor jigéen mbirum am mbon kese xam nañ aussi ni ak mbon yemul ci góor jigéen kese loolu vraiment nit ñi xam nañ ko man Sénégalais yi xaw ma lan moo tax vraiment nit ñu bindoo rek bindoo nii du ngóor jigéen du bon am na leneen lu bon kañ yow jugal yëkkati ko nit ñi ànd ceeg yow waaye bu ñu fàtte mukk ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp ñëpp responsabilité ci diine ji ndax moom la yàlla yónni woon mu mottali ko te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de dikk nekk na màkkata presque 12 ans jëm 13 ans nekk ko ci biir màkka waxuma nag sax 40 ans yu njëkk nga xam ne booba dafa dëkk waaye jotagul en fait la mission waaye bi mu ko jotee officiellement nekk na fa 12 ans jëm 13 yoo xam ne mi ngi biir màkka te bis bu xëyee fekk ay lu ñuy tuddee ay yàlla ndax dama wax ay yàlla lañ lu mu tuddee ay yàlla ñu nekk ca Kaaba ga nekk plus de 300 nangam ñu wax 360 ay xeeti yàlla yu nekk ci biir Kaaba ga te pourtant loolu shirk la wala mu déet te pourtant day taxul yonent bi dindi ko ba bi mu dikkee fatu màggata ci la koy soog a dindi mais nit ñi dañu bëgg vraiment man xaw ma lu baax moo leen ñorul xaw ma leen li jalousie la xaw ma leen li ak kiñaan kese la xaw ma lan la c'est-à-dire nit ki yow mi ngi xeex lu bon kañ encouragé ko wala sax nga ni ko waaye fexe leen ba bu leen ko yemale ci lii loolu on peut le problème nit ki mi ngi def lu baax encouragé ko waaye ne ko rek soo ko mënee defaat leneen lu baax mais pourquoi nga bëgg a yemale sa bopp sa yow sax ci wax ji kese yow li ko war moo la war moom mi ngi xeex lu bon lii yow it fexeel ba xeex leneen lu bon su ko defee lu bon day daal di véritablement gën a wàññeeku ci kaw suuf si je pense que loolu la war demee alors ba tax na kon fii mu nekk nii ak mbon yemul ci mbirum góor jigéen dong xam nañ ko waaye actuellement ku comprendre tuuti ci géopolitique da nga xam ni mbirum góor jigéen mboolem yi bon yépp fi mu nekk nii am na place bu mu ci tege boo xam ne si soo ko réglé wul doo mën a réglé leneen ndax dañ koo lëkkale ak yëf yi dañ koo lëkkale même avec les 17 objectifs des ODD
développement durable, les objectifs de développement durable. Alors kon dafa nekk au cœur même de la globalisation, de la mondialisation. kon loolu li mu laaj mooy ñëpp taxaw ci te taxawaay boobu les jeunes ASC yi, les femmes, les élèves, les étudiants yéen a ci ëpp cër. ñun dañ leen di xalal yoon rek ba ngeen xam ni actuellement la yàlla waxoon du deñ duñ dem ci di leen xeex ba buñ ko mënee génne leen ci seen diine ngeen murtat. kon wax yàlla jooju du deñ yaa xamul fi ñu lay jaar pour xeex la rek waaye xeex bi mu ngi am ba tey. man nag li ma dul nangu mooy dama rafet naa njort ci sénégalais yëpp ci ku ci def dara it xëy na ñàkk a xam a tax nga wax ko wala xëy na yëg-yëg la ci émotion wala jege goo jege kenn wala moo tax xëy na nga jël yenn position yi waaye jàpp naa ni sénégalais yi ñoom ñëpp bëgg nañ lu baax. bëgg nañ lu baax te lu baax yàlla defal nañu ko kon nag ñun lu baax loolu ñoo ngi ko yéene sénégalais yëpp di wax ni sunu rakk jooju di Wally Seck jàmm rek lañ ko yéene ak salaam. kon na seetaat boppam bu baax bàyyiwaat xel bis bi malakal mawti di ñëw ci moom yàlla na yéex lool na te bàyyi xel it tëraayu bàmmeel boobu ndax ginnaaw waajuram woo ko jur moo mën a tëdd bàmmeel waxuma laa moom ak man mii man it ma bàyyi xel bu baax bàmmeel keneen bàyyi xel bu baax bàmmeel lii rek moom mooy mbir mi te kenn ku ne xam ni la sëñ Abdoulaye waxoon rek ku ci dem yow rek kay dem te si jëf rek nga yóbbu te ku fa yóbbaale leneen lu jëm ci lu bokkut ak yàlla dana def ak defal doo nga fa am def ak defal képp a fa am kon nag lii moo doon waxtaan wi tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu